salaamaaleykum mbokk yi salaamaaleykum mbokku Sénégal asalaamaaleykum mbokku diaspora bi asalaamaaleykum mbokku MPES jëf ak njariñ maa ngi leen di ziar bu baax di leen nuyu di leen ndokkeel ci korité bi di leen balwaax di leen baal di ñaan yàlla boole ñu jéggal ñun ñëpp ci korité gi nga xam ne si la ñu génn di nuyu ñëpp di ziar Birahim mon frère express Maguette Sall maa ngi lay bëggee Aline Ndiaye porte parole MPES jëf ak njariñ waaw maa ngi leen di ziar yéen ñëpp macha allah Alpha Faye maa ngi lay ziar di ziar monsieur Seck waaw di leen bëggee di leen jox yéen ñëpp seen wàccuwaay di leen baal wax yéen ñëpp di leen baal di ñaan yàlla boole ñu jëggal di nuyu Diané Balde Khadim Sarr maa ngi lay bëggee Mbacke Sey Adama Fall maa ngi lay ziar baax di leen ndokkeel di nuyu aussi Lat Aw di bëggee ñëpp daal vraiment ñuy dugg si ñëpp nii ñoo ngi leen di ziar monsieur Sidia Sène waaw responsable MPES Dakar ñu ngi lay bëggee waaw di la ziar baax di ziar Mamadou Sakho waaw yéen ñëpp daal ñu ngi leen di màggal gis naa ne gaa ñi ñëpp ñu ngi dugg si Maam Thierno waaw la Degen Dieng ma sœur maa ngi lay bëggee de di la ziar yow tamit waaw di ndokkal tamit joueurs yi équipe nationale Sénégal ci seen première victoire bi nga xamante ne bi moom lañ am di leen ci encourager di wax ne rien n'est encore gagné waaw rien n'est encore gagné ndaxte coupe du monde c'est une compétition nag gagner premier match c'est très important wante nag bu mu tax mukk nga yaakaar ne gagné nga compétition bi Sénégal nag nous avons toujours tendance teel a doyal waaw benn match nga gagné rek gaa yëpp génn naaw alors que juróom benni match la nag pour nga jël coupe bi te jël coupe bi wala dépasser li nga xam ne moom la fi ñoom Alaaji Diouf bàyyi woon mooy quart de finale ñu dem demi-finale loolu moo objectif bi ñi ngi ñaan yàlla nag ñu mën fa yegg ba mën a dem demi-finale wala ñu dem finale di ziar Dame Loum di ziar Serigne Amar waaw di leen bëggee bu baax ginnaaw bi ñu ndokkeelee équipe nationale du Sénégal ndokkeel ñëpp aussi ci korité gi nga xam ne si la ñu génn baalu leen ak di leen baal ñoo ngi ñëw bëgg a waxtaan ak yéen waxtaan bu gàtt rek xam nañ ne live yi guddi yi day leen di sonal donc ñu jéem a résumer live yi parce que gars yi bari dañ may woonaan ma bëgg dañu seetaan sa live yi waaye des fois day dem 1 heure de temps duñ mën a toog concentré aussi 1 heure de temps yi te loolu c'est vrai donc nous sommes obligés à ce que ñu jéem ko résumer même bu dee 30 minutes wala 25 minutes liñ bëgg a wax yépp bari na wante dañuy jéem a résumer rek waaw ginnaaw bu ñu nuyoo Samba Cissé vraiment di nuyu Bàcc Ndaw Baye Fall di nuyu gaa yëpp vraiment ñiy dugg si nii ñu ngi leen di bëggee bu baax di nuyu Ousseynou Seck waaw bëggoon na li may njëkk a bëgg a wax nag mooy fësal li nga xamante ne bi xewoon na ci université Gaston Berger dafa mel ni boobu ba léegi nguurug Sénégal ñi ngi koy étouffé nanguwuñ cee wax ci niñ defoon ci deewuk Bassirou Faye deew Fallou Sène ci université Gaston Berger procureur bi nga xam ne moo yoroon dossier bi nekk ci Saint-Louis def na enquête am ba jébbal ko procureur de la République procureur bi nekk Saint-Louis su jébbalee ab dossier procureur de la République ça veut dire que ni moom nee na il n'est pas compétent pour àtte ki nga xam ne moom la jàpp ne moo rey Fallou Sène kon ça veut dire que ni soit mi ngi ci gendarme yi booba ba léegi nag bu ngeen xoolee déggu leen ñu wax dara gendarme bi déggu leen ñu ne jàpp nañ gendarme bi déggu leen ñu ne ubbi nañ enquête ci gendarme bi déggu leen procureur de la République waxati dara ci deewuk Fallou Sène dafa mel ni daal deewuk Fallou Sène gaa ñi fàtte nañ ko université Gaston Berger depuis Fallou Sène dee université Gaston Berger jànguñu est-ce que xam ngeen loolu est-ce que nit ñi ñu ngi fàttaliku ne université Gaston Berger deuxième université ci Sénégal bi Fallou Sène décédé ak léegi jàngaguñu ñoo ngi grève illimité gouvernement bu responsable nag du topp coupe du monde bii ngir bëgg a naxasal xelu askan bi te demul mu lijjanti ji
une étudiant yi nga xamante ne bi plus de 6000 étudiants ci université Gaston Berger nekk ci grève illimitée nangoogu ñoo jàng ba tey demul mu régler ko ndax y a eu mort d'homme, y a eu mort d'un étudiant. bu ngeen xoolee Birima boobu nekk TFM Birima Ndiaye xawma wax fi di saaga naan day rey ay étudiants wax fi wax ju bon njombe lu ne Birima moomu déggu leen sax ñu woo ko lijjanti ay mbiram. maa ngi lancé appel njiitu réew mi Russie googu mu toog naan day vacances président yi dem nañ seen yoon dem nañ Russie fekke inauguration ba dem na dem mu liggéeyi président Sénégal Macky Sall na ñëw mu liggéey parce que am na dossier yu koy xaar ci réew mi yoo xamante ne bii talul di toog Russie wala muy tëdd wala muy taxawaalu ci aéroport yi wala muy taxawaalu ci réew mi wala ci bitim réew. jël xaalisu Sénégal millions yi Sénégal yi di wëndeeloog moom ci avion yi na ko bàyyi foofu te ñëw mu liggéey si président Macky Sall na jógee fu mu nekk mu ñëw ci réew mi mu liggéey si. réew mi soxla na liggéey étudiants yaa ngi nii 6000 étudiants ngi nii jànguñu 6000 étudiants jànguñu ñëwuloo nga liggéey nga nekk Russie naan da ngay nekk mondial pourquoi ça. faale wuñu seen askan fallu seen deena taxawoo nga woo gaañi nga ne leen yow procureur defal enquête bi gendarme bi ko def nañ ko jàpp. booba ba léegi déggatu leen ñu wax ci dara loolu mooy première chose bi nga xamante ne bi bëggoon naa ko souligner avant may wax ci ASP bi nga xamante ne bi moo def jëf ju ñaaw jëf ju bon jëf ju brutal yoo xamante ne bi tey waxuma ñu koy tëj 1 mois mais ASP boobu waroon nañ ko tëj 1 an ba pare futti ko. ASP bi fekk ab handicapé buy yalwaan di wut lu mu am nga di ko dàq ci mbedd rek tax nga di ko kajje di ko saaga ndaw si nee na dana ko xaaral ma ñëw def noonu sa ndey. ànd ak ñun ñëpp gis nañu image yi gis nañu ASP bi ni mu def handicapé bi surtout jigéen man su ma fa fekkoon dana ma rey wala ma rey ko parce que nit ku bon la ku yareediku la koo xamante ne bi dafa war a dee ci kaso bi. parce que ndaw soo su mu padd di jigéen bu ko paddoon indil ko traumatisme crânien mu dee na. lii mooy ASP yi li ñu nekkee nii di def moom mooy ASP moo tax ñu teg leen fi nañ leen yar. gis nga ñii naan dañuy joxe ordre nit ñi ak naan ñoom ñooy service d'ordre nañ leen yar te bàyyi lu ñuy def parce que mënuñu toog nag ab ASP taxaw di padd nit ñi di dóor ak a pese ak a saaga yoroo dara yow amoo benn formation. ñoo ngi interpellé carrément ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye na yar service d'ordre bi na leen yar. population Sénégal duñu ay nit ñoo xamante ne bi ay xar lañ wala ay mbaam yoo xamante ne bés bu set ñu rey gis nga waa ji bërki Dembo Ndiaye war nañ ci ubbi enquête waa ji ñu fekk këram juróomi policier dóor ko ba mu dee. autopsie bi génne traumatisme crânien ak ay blessures profondes yoo xamante ne bii garaaw na ñu naan leen dafa xëj non dafa fatt dee. ñu wane deret ji wane lépp juróomi policier naka la ñuy mën a jàppe benn nit dóor ko ba mu dee ci Sénégal. mais dossier yii yëpp mi ngi fi di xaar Macky Sall moom mu nekk ci àll bi di wëndeelu kenn xamul fu mu nekk. wala lii moom du amul importance ci Sénégal. Aly Ngouille Ndiaye ñoo ngi leen interpellé waxal ak sa service d'ordre waxal ak police waxal leen au commandant de la gendarmerie wax leen ak gendarme yi wax leen ak policiers yi yaraat leen defalaat leen formation. ku ci xamul dara wala ci mënul dara nañ la jële ci corps bu police wala ñu jëlee la ci corps gendarmerie mais mënuñoo seetaan Sénégal gii ci en l'espace de 1 an ngay dégg ne 4 personnes policiers yi rey nañ leen wala ay gendarme rey nañ leen. nga gis dégg ñu naan la ASP yi ñu lay won ay image ñuy dóor ni ñekk a padd ngay gis ñu lay won benn gendarme muy taxaw ak benn waaye ci biir oto waa ji di waat naan ko dooma attesté duma la jox ñaar dërëm ndax mu naan ko dugalal xaalis bi fii waaye lii ñaaw na trop ci ñi nga xam ne ñoom ñoo censé yor sunu sécurité. njiitu réew mi Macky Sall yaak Aly Ngouille Ndiaye dellu si leen ak foo leen mën a ne bàyyi coupe du monde bi gaañee lijjanti ji coupe du monde bi jeexagut lijjantil si leen li nekk ci réew mi problème yi nekk ci réew mi bari na yu ñu war a lijjanti ngeen nekk foofu naan da ngeen di vacances. vraiment Macky Sall rusloo na Sénégal Macky Sall rusloo na waa Sénégal. maa ngi leen di nuyu bu baax Jojo Adama Fall. waaw Birama maa ngi lay bëggee Marie Diédhiou waaw yéen ñi partagé nii yëpp message yi maa ngi leen di ziar bu baax ak Assane Sylla sama frère te Turquie waaw maa ngi leen di bëggee bu baax di wax ne naqar bu baree bari ngay àndal sooy seetaan li xew ci réew mi président bi kenn xamul fu mu nekk ay policiers yuy rayaate tout le temps a benn enquête du aboutir ASP yuy dóore mel ni ñoom moom réew mi
bu loolu weesoo ma bëgg a dugg tuuti ci crise financière seetlu ngeen fan yi Amadou Ba daal di woo directeur du trésor daal di woo gars yi yor wàllu finance yëpp teg leen daan ne dañuy def exercice de transparence ndaxte Mamadou Lamine Loum ancien premier ministre wax na ne Sénégal dafa am problème de trésorerie mu wax ne Sénégal dafa am problème mu xaalis actuellement waaw Mamadou Lamine Loum wax na loolu rek Amadou Ba naaw génn moom ak ay directeur am ku ci nekk génn ñu ñëw toog naan way réew mi am na 700 milliards waa réew mi am na 700 milliards 700 milliards la ñu wax ne Sénégal keesu Sénégal am na ko mais Sénégal 700 milliards yi nga xamante ne bi moom la am waaye nañ ci fay entreprise yi BTP yi ci réew mi dette intérieure u Sénégal bor bi Sénégal amee ci intérieur am mat na 400 milliards kon Amadou Ba su waxee ne 700 milliards moo des ci kafak ak Sénégal waa Sénégal am na boru intérieur waxuma leen extérieur de bitim réew de entreprise yi nga xam ne ñoom ñoo nekk biir Sénégal ameel nañ leen plus de 400 milliards waa 400 milliards yooyu boo ko génne woon tey ci 700 milliards yi lu ciy des de 300 milliards waaw 300 milliards yooyu léegi ñu war a fay dette extérieure bi war a fay créanciers yi nga xamante ni ñoo fi nekk war a fay salaire yi war a kon ça veut dire que ni Sénégal amuñu dara Mamadou Lamine Loum li mu wax c'est très vrai dara nekk fi ci kees gi Amadou Ba loolu mu def wone na incompétence am wone na ñàkk xarañam wone na ñàkk xam-xamam moo tax mu taxaw fii naan non kees gi am na 700 milliards kees gu am 700 milliards boo ci dindee li nga xamante ne moom lañ war a fay daar Sénégal deseetul dara kon ñun amuñu dara kon Mamadou Lamine Loum a parfaitement raison en plus de cela moom Amadou Ba moo wax ne déficit budgétaire 347 milliards lañ def xam ngeen déficit budgétaire mooy bu xaymaa moom ne Sénégal war naa am 3000 milliards ci at mi moom ci xaymaam 347 à 400 milliards yoo xamante ne bii li mu wax ne Sénégal dana ko dajale amut li mu wax ne Sénégal dana ko dajale manqué na 400 milliards Amadou Ba kon ça veut dire que ni moom ay prévision am jër ta basé kon ça veut dire que ni moom en tant que ministre de l'économie et des finances moom xamul Sénégal lan mooy alalam ak ñaata la war a dajale kon nous avons un très grand problème ak ministre bi nga xam ne moom moo ñu jiite am nañ problème bu rëy de ndax dégg ngeen muy def ay emprunt obligataire tout le temps man at mi dinaa ci dégg ñaari yoon wala ñetti yoon emprunt obligataire wala loi des finances rectificative loi des finances rectificative su ngeen ko déggee assemblée nationale rek ça veut dire que ni am na foo xam ne manqué na xaalis ñu war a dem voter ay loi tibbee feneen xaalis def ko feneen gars yi ñu jiite dañuy tâtonner di taf yëngal leb nañoo leba leb ba nga xamante ne bii bitim réew fi ñu toll nii li ñu leen amel ñun dañ ñoo téye ci baat il faut ngeen xam ko il faut ngeen xam ne banque mondiale ak FMI bu ñu ñëwoon tey daal ne Sénégal delloo si leen ñu li ñu leen di lebal kon ñun duñ dem fenn salaire duñ ko mën a fay kon réew mi tàkk na bu yàgg foofu lañ toll réew mi amul xaalis amul benn dërëm bu ngeen gisee fi ñu toll nii benn chantier bu ñu tàmbali woon mënuñu ko eggale parce que ñaar dërëm amu fi nañ wax nit ñi dëgg nañ wax sénégalais yi dëgg kasaree nañ alali Sénégal ci ay làmb ci ay arène nationale ci ay financement des femmes naan nii ci ay emploi rapide ci ay bourse familiale pasaree nañ alalu Sénégal ba Sénégal amatul koom-koom loolu nañ ko wax nit ñi ku leen wax leneen lu dul lii du dëgg Amadou boobu bu waxee leneen c'est pas vrai waxul dëgg dërëm amut ci réew mi ñaar dërëm amu fi parce que xaalisu Sénégal jox nañ ko seeni nit ñu wër Sénégal naan dañuy financer ay femmes ay micro projet 100 000 francs 150 000 loo xam ne amul du am benn résultat te du leen jaral dara xaalisu Sénégal jël nañ 30 milliards naan dañ koy def ci ay arène nationale ay làmb te nit ñi ngi pauvre àll bi nit ñaa ngi bëgg a dee amuñu ndox amuñu dara xaalisu Sénégal jël nañ ko naan dañ koy def ci ay emploi rapide naan dañuy créer ay micro projet yépp ngir def wàllum politique pour dajale ay jeunes naan dañ leen di financer pour jël leen def leen électorat politique xaalisu Sénégal ci yooyu lañ ko def xaalisu Sénégal jël nañ ko naan dañ koy def ci bourse familiale yi nañ jox nit ñi bourse familiale pour wax leen ne ah voté leen Macky Sall de parce que boo ko voteelul bu ñàkkee rek ngeen perte. mais mbokk Sénégal lii mun liquidité amatul ci réew mi nañ wax nit ñi dëgg Amadou Ba maa ngi lay ñaan waxal nit ñi dëgg waxal sénégalais yi dëgg ne leen liquide amatul ci réew mi moo tax mënu leen a fay benn bor. yéen ñi nga xamante ni yéen ñëpp nguur gi daf leen ameel xaalis du ngeen fayeeku fii léegi décembre doo leen fayeeku ndax amuñu ñaar dërëm
ndax xaalis bi def nañ ko feneen fudul priorité, def nañ ko ci ay fo, def nañ ko ci ay voyage, def nañ ko ci ay gundaandaat ba ñaar dërëm amatul ci réew mi. loolu mooy dëgg waaw loolu mooy dëgg waaw. ma bëggoon a wax it benn mbir tuuti wax dëgg yàlla ci wàllum dialogue bi nga xamante ne bi moom la Macky Sall doon wax ak suñuy ressources naturelles. Macky Sall nee na dafay woote pour nit ñi nañu dialogué. fan la ñuy dialogué fan la ñuy dialogué bu fekkente ne bii li am moo ëppoon importance ci ressources naturelles du Sénégal joxe nga ko ba pare. fan la ñuy dialogué ñan ngay dialogueel moo tax mu woo palais ba ay nit ñu ko neex woo ay grand sëriñ de Dakar dégg naa grand sëriñ de Dakar sax di xas opposition bi. grand sëriñ de Dakar rôle am nekkul ne dafa war a xas ay opposition. grand sëriñ de Dakar dangaa war a ñaw yow ay nit ay relation. grand sëriñ de Dakar dangaa war a dox ay diggante opposition ak président de la république ngir jàmm am mais grand sëriñ de Dakar buy féete di wax naan opposition bi ñëwut seen kii la di xas opposition bi loolu du grand sëriñ. man ku ko defit man awma benn respect wala lenn lu may xool ci yow pour di la jox benn cër. man kilifa moo xam grand sëriñ nga moo xam marabu nga chef religieux nga man li may xaar ci yow mooy bu fekkee opposition bi ak nguur gi dañoo am ay différence dangay woo nit ñi wala nga dox ci tànk jàmm mais taxaw fee di xas kii moom képp ku koy def matoo njiit te man doo sama njiit amul benn respect bu may am lu ma lay jox dara lu may xool ci yow it awma ko waaw. donc loolu laa amoon ci lu may wax ci wàllu grand sëriñ de Dakar parce que je ne suis pas d'accord que ngay kilifa ay nit di la respecter ngay topp di xas ñenn ñi au détriment des autres loolu je ne suis pas d'accord waaw. ressources naturelles yi Sénégal yi nag na ngeen xam ne joxe nañ ko ba pare. lii muy woote nii naan kaay leen ñu toog ñu seet bénéfice yi non joxe nañ ko ba pare. marché yi ak tonne pétrole yi jox nañ ko français yi jox nañ ko ñeneen ñi gaa yi Total ak yeneen gaa ñi rakkam ba léegi Baba Aïdara bu ngeen ko dégloo Baba Aïdara dégg ngeen ko mu ne leen ba fi ni wax ak yéen Aliou Sall ak Franck Timis pétrole yi ñi ngi ciy am fexe nañ ba écarté leen mel ni lu écarté wu noonu pour nit ñi fàtte leen mais ba léegi ñi ngi ciy am ci litre pétrole bu nekk ci Sénégal. Aliou Sall fan la war a mën a amee xaalis ci litre pétrole ci Sénégal fan la ko war a mën a amee fan la ko jëlee dafa mas a exploiter pétrole sunu ressources yi nag directeur Petrosen nee na 84 000 milliards la 84 000 milliards loolu la directeur Petrosen wax 84 000 milliards yi nee na 16 000 milliards lañ ci am ñun Sénégal 16 000 mi ngi mel ne 84 000 francs 84 000 francs ah ñun ñu am ci 16 000 ñun ñu jaayee suñu pétrole 84 000 francs ñun 16 000 yi lan moom 71 000 yi gars yi dañ koy yóbbu 71 000 gars yi dañ koy yóbbu bitim réew ñun sunu pétrole Sénégal laa wax su doon jar 84 000 francs CFA 16 000 francs lañ ci am ñoom. donc na ngeen xam ne gars ñi joxe nañ suñu ay ressources te fii léegi 30 ans la. fii léegi fanweeri at la suñu ressources yi ñu joxe nii signé ko nii fii léegi fanweeri at réew yooyu ak entreprise yooyu ñooy exploiter suñu pétrole bi fii léegi fanweeri at. waaw fii léegi fanweeri at teenee jeex na balaa ñuy dem ba ñun ñi fiy des ay desit lañ fiy fekk te loolu lépp Macky Sall moo ko joxe na suñuy ressources nu mu ko neexee tàgguwu ci kenn ba mu neex ko muy door a woo nit ñi naan woy dama bëgg ñu dialoguer woo ay quelques sëriñ ca palais ba pour camoufler li ñu defoon ca palais ba c'est du théâtre opposition ba kenn nekku fa ay woo ay quelques chefs religieux woo ay nit naa gi naan woy dañoo bëgg ñu dialogue foofu du dialogue les sa loolu pour maquillage la pour wan communauté internationale ne mi ngi waxtaanu teg les vrais responsables les vrais aspirants waxtaanu ceeg ñoom. Macky Sall li muy def mënul nax kenn xam na ne Sénégal weddi nañ ko moom Macky Sall moo leen gën a xam ne Sénégal weddi nañ ko moo leen gën a xam ne ci daanu la jëm moo ko gën a xam moo tax lii muy def nii yëpp mu di koy def di forcer carte d'identité yi ñu di ko téye di jaxase carte d'identité yi di def ay loi parrainage pour jéem a écarter ñenn ñi di jéem a voter ay projet de ay loi yoo xamante ne bi dañuy def caution bi noo xamante ne bi ñenn ñi duñu bokk te loolu yëpp c'est antidémocratique loolu yëpp pour jéem a fexe rek écarter ay nit ngir yow mën a continuer nekk fi mais moom Macky Sall moo la gën a xam ne loolu mënu ci dara. suñu ñëwee ci Prodac xool leen coow li nga xam ne moom la fi Mame Mbaye Niang indi maa ngi lay ziar Pape Mballo di la bëggee soxna Ndeye Juma Sine Birima waaw maa ngi leen di ziar bu baax
xool leen Ahmed Fall maa ngi lay bëggee xool leen Prodac scandalu Prodac ak Mame Mbaye Niang moo fi nekkoon yor làmmiñam di yuuxu naan Khalifa Sall dafa sàcc Karim Wade Ablaye Wade jël na baayam jox na ko téeméeri milliards nii na Mame Mbaye Niang mi yoroon làmmiñam tey lan lay wax. gis naa ko mu dem TFM di lay mais lay yi munu ci dara 29 milliards yi Sénégal moom lañ sàkkal pexe ñoo ngi ñaan procureur de la république mu jóg lijjanti ko. procureur de la république ñoo ngi lay ñaan 29 milliards yi Sénégal yi ñëwal nga lijjanti ko. Macky Sall bu dawee tamit dem Russie naan day demi vacances pour bañ coow lii nit ñi coowal Prodac lii danañ ko lijjanti parce que nag mënuñoo jàpp Khalifa Sall ci 1 milliard 8 sa waay 29 milliards di seey noonu. am déet mbokk yi mën nañoo jàpp Khalifa Sall ci 1 milliard 800 millions 1 milliard 800 millions lañ jàppee Khalifa Sall waa 29 milliards Mame Mbaye Niang kenn xamul fu mu ko dugal. ay signé nañ ay 15 milliards Israël ay signé nañ ay 5 milliards ngay dégg ay signé yow dégg naa en plus de cela dégg naa Birahim Seck di ko wax mais entreprise ak projet boo xam ne démarré gul juróomi weer avant ñu viré xaalis bi projet boo xam ne démarré gul juróomi weer avant ñu viré xaalis bi. may wax Mame Mbaye Niang ñëw di lay taxaw TFM di am lu muy wax non DCMP direction de centrale des marchés publics direction centrale des marchés publics avisé woon nañu ne lii leerul nañ ko taxawal nañ ko arrêté projet bii leerul direction centrale des marchés publics ngàcce ngalaaba ñooma parce que ARMP mi ko validé dañoo wañ seen loxo parce que ARMP ka ko jiite xam nañ ko xam nañ ci conditions yu ñu ko jiitee xam nañ ne retraité na war naa dem bu yàgg ñu bàyyi ko fa xam nañ lu tax ñu bàyyi ko fa. il faut nit ñi ngeen di xalaat il faut nit ñi ngeen di def relation ci mbir yi gis ngeen ki jiite ARMP retraité am na mat na ñaari at Macky Sall bàyyi ko fa nanguwu ko faa jële. direction centrale des marchés publics mooy kuréel gi nga xam ne mooy corps de contrôle bi topp ci ARMP nga xam ne moom mooy saytu après ARMP door a saytu di kuréel googu neewoon na Prodac lii scandale la neewoon na projet bi nañ ko freiné am na ay njublang lu leerul. bi mu waxee loolu dañoo tëb DCMP direction centrale des marchés publics dem ci ARMP ndax ARMP ka ko jiite Macky Sall la ko fa teg retraité na bu yàgg kooku daal leen di valider. ARMP bi mu ko validé ci la ñu door a def carnage bii nag ñu ngi ñaan procureur de la république mu leeral ko parce que du ñun ñoo leen ko wax du ñun c'est pas l'opposition moo taxaw dal ci kaw Mame Mbaye Niang ñoom ci seen biir la. inspection générale des finances mbokku Sénégal inspection générale des finances mais ministère des finances la nekk Amadou Ba moo ko jëf inspecteur général des finances bi nga xam ne moo génne coowal Prodac li na ngeen xam ne. ministère des finances la nekk Amadou Ba moo ko yilif kon ça veut dire que ni Mame Mbaye Niang kenn jiiñu ko dara Mame Mbaye Niang kenn kabaalu ko politique Mame Mbaye Niang kenn jéem koo xas kenn jéem ko def dara ñoom ci seen biir ñoo gis ne 20 milliards ak juróom-ñeent réer na ci xaalisu Sénégal ci projet bi. kon ñoo ngi ñaan procureur de la république su fekkee inspecteur général des finances nee na attention projet Prodac yii de 29 milliards seey na luubal nañ ko ci. te kiñ ci tudd mooy Mame Mbaye Niang ak ñeneen ñi waaye duñ leen woo ñu leeral ko mais du ñun kon nañ xam ne affaire bi du ay Omar Gueye du ay Birahim Seck du ay Pape Alé Niang du ay ñooñu non du ay Baba Aïdara déedéet. inspection générale des finances moo wax ne Prodac scandale la 20 milliards ak juróom-ñeent réer na nee na may Mame Mbaye Niang en aucun cas munta set dañ ko war a woo. Macky Sall bu ko woowul it danañ ko woo ñun dana daanu te danañ ko woo Macky Sall bu taf yëngal ba mën a jëlaat Mame Mbaye Niang dugalaat ko ci gouvernement Sénégal ñu étouffer problème mu Prodac bi nañ xam ne problème mu Prodac bi danañ ko leeral ba mu leer bu wàccee danañ ko leeral Mame Mbaye Niang mënul jaar fenn ba duñ ko auditer mënta jaar fenn mënta rëcc moo xam nag na ko bañ a def nii bu ko deful it danañ ko def ñun après ndax dinañ wàcc quelque soit alpha ñoom dañuy wàcc te bu ñu wàccee dinañ woo Mame Mbaye Niang mu leeral 29 milliards yi Prodac yi parce que waaye di jéem a def maquillage président woo na ko audition sax di ko laaj nii naa nee na ko fi lii foo ko dugal lii muy leeral non c'est pas ça président amul pour woo Mame Mbaye Niang
inspection générale des finances nee na njoblang am na fii nañ ko yóbbul procureur woo Mame Mbaye Niang ne ko leeralal xaalis bu leeralul xaalis bi mu jël dossier bi jox ko doyen des juges ñu yóbbu ko mandat de dépôt dàq ko. loolu mooy mbir mi Mame Mbaye Niang gënul kenn nday gënul nday kenn gënul fi bàyyi dégg nga li ma wax mënuloo ñu xas Karim Wade xas Khalifa Sall ne ay sàcc lañu tëj leen ci kaso bi diaboliser leen banaliser leen ba pare Mame Mbaye Niang di lubal 29 milliards ñu koy bàyyi ci réew mi c'est pas normal. c'est pas normal kon nag nii rek la demee c'est pas ay choses yoo xam ne dañ ko inventé wala dañ ko wax pour jéem a kii non loolu rek la. procureur bi su fekkonte ne bii du doonul procureur boo xam ne dafa dépendant kon ba tey woona Mame Mbaye Niang te kenn du ko laaj kon woona Mame Mbaye Niang te kenn du ko woo waaw. li ma bëgg a wax aussi ci assises nationales yi ndeysaan Amadou Mokhtar Mbow gis naa ko barki démb bi Macky Sall waxee naan tirailleurs yi dañ leen daan jox dessert di xas sunu maam yi man sama maam tirailleur la woon man sama maam dem na 39 45 ans Macky Sall maamam demul 39 45 moo tax mu jàpp ne maam yi nit ñi comme ay maamam lañ déedéet ñun suñuy maam dem nañ ca guerre ba de man sama maam dem na ca guerre ba man Modou Sylla dem na ca guerre ba benn dessert joxuñ leen ko woon dañ leen doon toroxal guddi ak bëccëg dañ leen doon toroxal guddi ak bëccëg man sama maam dem na guerre Macky Sall nag ay mbokkam demuñu guerre moo tax muy taxaw naan non français yi suñuy xarit lañ doon nañ jox gaañi ay dessert doon nañ jox sunu maam yi ay dessert sunu maam yi ñu rey leen Thiaroye 44 ba tey kenn indemnisé wu leen ba tey enquête bi leerul am na ay français yoo xamante ne bii ñu ngi dugg di enquête di def ay recherche pour xam ñaata nit ñoo déparé woon Allemagne ca bateau ba 2000 personnes yi ñu doon wax ñoom ñu ne 400 la mais am na yeneen ñoo xam ne dañoo dee ci yoon wi dañ leen a massacré ci yoon wi rey leen te leeraluñ ko ba tey yow ngay taxaw naan France moo tax Amadou Mokhtar Mbow nee na waa ji il ne sait même pas de quoi il parle il a raison Amadou Mokhtar Mbow wax na dëgg nee na Macky Sall xamul dara ci li muy wax ñàkk xam ci li muy wax moo waral mu woo Amadou Mokhtar Mbow ne ko damaa bëgg nga réfléchiral ma ci institution yi Sénégal naka lay mel Amadou Mokhtar Mbow réfléchiral ko ne ko waratuloo nekk chef de parti waratuloo jiite kuréelu attekaay yi waratuloo mu ne ko sant ma la woon ni jël ko buudee magum 95 ans liggéey ba liggéeyam daj mat ñëw jox la ko yow nga ne ko ndaw 50 ans nga am amagoo 60 ans sam waay nga sànni liggéeyam ne ko lii amul benn njariñ Macky Sall li mu nekk dafa doy Macky Sall li mu nekk dañ ko war a arrêté buñ ko arrêté wul aussi ñun ñooy payer les pots cassés moomul réew mi il faut que waa Sénégal dem ba entériner que ni Macky Sall moomul réewu Sénégal Fatick la dëkk faaki waajuram ñun ñu dëkk Diourbel ñeneen dëkk feneen ñu dëkk feneen ñu yor réew mi yàlla def ba réew mi tàbb ci ay loxoom réew moomu dana jóge ci ay loxoom na ko teg ci aw yoon bu ko tegul ci aw yoon nii mu nekk nii jaaduwul te dañ ko war a wax mi ngi nii nag nar naa rey économie Sénégal maa ngi leen di wax léegi Macky Sall mi ngi ubbi filière avicole filière ginaar yi mi ngi koy ubbi ci réew mi filière ginaar yooyu mu nar a ubbi ci réew mi bu ko ubbee dana yàq plus de 50 000 emplois directs ak 200 000 emplois indirects Sénégal gépp gis ngeen ne depuis 2005 Ablaye Wade foofu tamit nga ca ngaalaam nit ki en ñàkk ànd ak moom bu mu tere tamit nga waxal ko dëgg Ablaye Wade 2005 la waxoon ne bu ginaar duggati Sénégal 2005 ba léegi 14 ans gi ni Ablaye Wade sécurisé na filière avicole ba Sénégal yéen seet leen korité ñëpp léegi dañuy yar seen ginaar ku lekk ginaar ci Sénégal sénégalais moo ko produire ku lekk ginaar ci Sénégal sénégalais moo ko yar ba màgg nga mën ko lekk koom-koom boobu nga koy fay mu des ci réew mi mais Macky Sall bu ubbee filière bi ba marocain yi hollandais yi français yi ak brésiliens yi dugg fi parce que ñii ñoo fi war a dugg si marocain hollandais turc brésilien bis bu nu duggee ci Sénégal ci mbirum ginaar bee bu nga xam ne filière avicole yàqu na filière avicole dee na képp ku doon sédiment dee na te sédiment rek chiffre d'affaires 32 milliards lay def par at te 32 milliards yooyu muy def par at doomi Sénégal la Babacar Ngom dem na ba ci Macky Sall di ci wax ak moom képp kuy yëngu nag ci wàllum filière avicole na nga xam ne c'est menacé état bi joxe na accord am ba pare te dina ko def te bu ko defee dana rey économie Sénégal ndax moom mi doon wax naan dina créer 500 000 emplois ci ak filière avicole rek dana fa yàq plus de 50 000 emplois yow nooy waxee ne da ngaa bëgg a créer emploi fii ba pare di yàq fële ay emploi na ngeen xam loolu gis ngeen Auchan maa ngi leen di ñaan na ngeen ko boycotté
ay supermarché lañ yoo xamante ne bii dañoo ñëw ci Sénégal ngir ray suñ économie. Auchan yi nit ñi nañ leen bàyyi. Gis naa bërki dem produit yi ngeen fa jënd produit yu périmé sax dañ koy jaay. Gis naa nit ku dem bërki dem jënd ay frites Auchan frites ya ma nga fënax màggat bay bëgg a dee. Xool leen date de péremption yi wax nañ leen dëgg xool leen date de péremption yi nga xamante ne bi moom lañ leen di jaay ci Auchan bu ngeen fa mënta ñàkk a dem. Ndax man duma dem Auchan sama mbokk ku ma mën a digal dinaa la digal bul dem Auchan boycotté leen Auchan. Auchan ay supermarché lañ yoo xamante ne dañ fay ñëw ngir nërmeel suñu askan dañ fay ñëw ngir nërmeel suñu économie réew. Nit ki dangay am fulla am fayda mënuñu nekk Sénégal ay boutique alimentation nekk ci koñ yi ñuy jaay lu ñuy dundee ay sénégalais di ko jaay di ci gagner seen vie ñu ubbi ay supermarché Auchan yu nganda yoo xamante ne bi ay tubaab ñoo ko moom ñu jël alal réew mi di ko yóbbu. loolu sénégalais yi war ngeen ko bañ war ngeen ko bañ. kenn warul dem di jënd ci benn Auchan benn supermarché moo xam ne ab étranger moo ko yor kenn warul dem di ko jënde parce que yaa ngi dooleel économie étrangère di rey sa économie. li ñu desee kus néew waaye ci koom-koom nañ ko conserver li ñu desee kus néew ci koom-koom mbokku Sénégal nañ ko conserver moo gën ñu koy jox gaañee moo gën ñu koy jox nasaraan si. maa ngi ñaan askanu Sénégal maa ngi leen di ñaan bàyyi leen Auchan yi. maa ngi leen di ñaan bu Macky Sall dugalee hollandais yi ak français yi ak turquie yi ak marocains yi ci wàllum ginaar bu leen jënd leen ci doomi Sénégal jënd leen Sedima wala ngeen di jënd ji ca NMA jënd leen foofu parce que ñin bëgg a dugal fii dañuy rey économie Sénégal. maa ngi nuyu Jojo di nuyu enfant noir maa ngi lay bëggee Fatoumata Danso waaw maa ngi lay bëggee bu baax di nuyu gaa ñi dugg si ñëpp di partager message yi wax dëgg yàlla. di kontaan di wax ne wax fa dëgg yàlla Sénégal moo ñu intéressé Sénégal moo ñu ñor développement réew mi moo ñu ñor te dañ cee am wàll. ni si Macky Sall amee wàll yéen ñii ngeen amee si wàll keneen ak keneen am si wàll ñun ñëpp ñoo ko bokk. waruñu toog di seetaan Macky Sall muy def lu ko neex def li ko neex ci parrainage def li ko neex ci réew mi ci wàllum sécurité gaa ñi di dóor di rey économie Sénégal ressources naturelles yi mu jël ko jox ko nasaraan si. ba pare indi ay supermarché ki ay grande superficie yu ñëw ci réew mi di piller suñu alal ji di ko yóbbu ba pare réew mi amul dara gis ngeen kees yi réew maa ngi nii amul dara kii nañ ko wàcce mbokku Sénégal kenn ku ne yéen ñii Titi Camara Cheikh Kane nañu wàcce Macky Sall benn mandat bi doy na sëkk doy na loolu mooy slogan bi benn mandat bi doy na parce que bourse familiale yi nga xam ne moom lay politique ak financement yi muy politique ak emploi rapide bi muy politique alali Sénégal la ju ñuy jël di ko kasar-kasare jeex na amul leneen. kon nag ñoo ngi leen di ñaan mbokku Sénégal yéen ñii duñu seetaan yéen ñii di partager vidéo bi fu mu mënti egg na mbokku Sénégal xam ne Macky Sall daa war a wàcc 2019. ñoo ngi leen di ñaan lillahi wa rasuli Macky Sall nañ ko wàcce bu ma kenn wax nag naan ay bu wàccee ko fi nekk non fii ku fi nekk baax na ku ne mën naa yor réew mi yor ko ci njub yor ko ci dëgg yor ko ci jox justice indépendance am yor ko ci ressources naturelles yi Sénégal yi ñu jaaral leen yoon yor ko ci yemale sénégalais yi yor ko ci ku sàcc alali Sénégal corps de contrôle yi épinglé la ñu jàpp la loolu mooy dëgg te loolu ku ne mën na ko ku bëgg lu baax ku ne mën na ko. ñoo ngi ñaan Macky Sall wëndeelu wër gi muy wër di tukki di wëndeelu na ko bàyyi te ñëw ci réew mi soxla na ndimbal réew mi soxla na keesu état bi amul dara. amul ñaar dërëmu Mali nit ñaa ngi ndóol ci àll bi dem leen ci àlli Sénégal yi Macky Sall la ngi wax ay TER di ci def ay junniy milliards mi ngi jël ay jam ñaajo mais xool leen Niger toujours moom lay joxe comme référence Niger hôpitalu 45 milliards lañ defar yow ngay defar arène nationale 30 milliards comparé leen mbokk yi comparé leen hôpitalu 45 milliards Niger président Niger def ko ñun suñu président def arène nationale 30 milliards. xam ngeen lu tax président Niger bi indi hôpitalu 45 milliards nee na chef religieux ya fa nekkoon ak personne ressource ya wala ñi nga xam ne dañoo am ay feebar yoo xam ne kenn mënu koo faj te bitim réew lañ koy faje doon na leen coûter ci at mi 12 milliards comme suñu réew yi rek. état du Sénégal bu la waxoon facture nit ñi ni yóbbu bitim réew ñuy faju ji ay milliards la
président Niger ne moom pour bañ milliards yooyu tey génnati réewam na tabax hôpitalu 45 milliards def ci lépp li nga xam ne moom lañ daan soxla ji bitim réew ba nga xamante ne bi léegi kenn dootul jóge Niger di dem di faju ji bitim réew léegi Niger la ñuy fajoo. xoolal président boobu li ne ci boppam ak ñun suñu président li nekk ci boppam 30 milliards arène nationale acca dem leen bëri dem leen mbëkkante dóorante 30 milliards emploi rapide acca seet leen boy yi rek nañ def ay micro projet yu ndaw ndawaan yoo xam ne même bu ñu dee perte baax na mais nañ leen jox 100 000 500 000 200 000 ñu dem taf yëngal ngir coow li wàññeeku. seet leen bourse familiale yi gaaw leen jox leen maire yi 25 000 25 000 ñi ngi rang voilà nii naa Macky Sall amul benn xalaat ci monde rural bi. Macky Sall amul benn xalaat ci gox-goxaat yi collectivité locale yi maire yaa ngi nii yoruñu ñaddërëm benn projet mënuñu ko dem leen ci région yi dem leen Kaolack wala ngeen dem ay Tamba wala ngeen dem Fatick wala ngeen dem Louga ah dem leen ci région yi ngeen xool région boo ci mën di dem c'est la même chose amuñu courant amuñu ndox amuñu dara Dakar a ngi ni bërki démb durant 6 mois ay jigéen nekk fa amuñu lu naan durant 6 mois amuñu ndox amuñu dara ba ñuy génn ci mbedd mi di manifester naan amuñu ndox. waaw mais yow nooy émerger le Sénégal te yow sa capital économique gu Sénégal nga xam ne fii 3 ans moo war a organiser journée internationale de l'eau yow amoo ndox sa capitalu Sénégal amuñu ndox ba ñuy manifester nga ne yow yaa ngi émerger réew mi te yow yaa war a organiser journée internationale de l'eau fii ci Sénégal te yow amoo ndox. ana émergence ay waay ñii du ñu nax mënuñ ñoo nax ki ñuy nax mooy population yi sunu yaay yeeg sunu tante yi nga xamante ne bi junni ak xartum wax fa dëgg yàlla di abuser ci ndóol gi nit ñi ndóol di abuser ci ñàkk gi nit ñi ñàkk pour di leen toroxal loolu dafa jot ñu arrêté ko te ñun ñii ñoo ko mën a arrêté yéen waa Sénégal ñun ñii ñoo war a mën a arrêté Macky Sall c'est pas nit ñi du chef religieux yi du ay personnes yi woykat yeeg mbër yi ñuy àndal ñuy wër di leen neexal di leen sàmbay mbayaanal wala griot yi nga xamante ne bi àndoon nañu ak Ablaye Wade ba ci yàgg war ko ñëwati fii ci moom di tàcc di yox du ñooñu ñooy tax Macky Sall gagné élection yi Macky Sall ñun ñooy tax mu gagné ko te ñun ñoo ko war a freiner ñun ñii nga xamante ne bi ñooy jeunes yi Sénégal ñun ñi nga xam ne ñoo am avenir ci Sénégal ñun la fi suñuy doom juddu ñun ñoo fi investir ci réewu Sénégal ñun ñoo war a arrêter sa Macky Sall maa ngi leen di ñaan arrêté leen ko 2019 buñ ko arrêté wul dinañ am 5 ans yoo xam ne torox tàngale Sénégal di dund ku fi yëngu dana la dóor lu ko neex dana ko def ci réew mi bu paree dem Amérique tëdd yéen waa Sénégal laa wax bu ñu arrêté wul Macky Sall dana yàqte réew mi bu paree Amérique lay dem tëdd ñibbi fa moom njabootam fa la yor këram nee na yor na kër Houston gis ngeen këram Houston high level la waaw kër gu baax la Houston fa lay tëddi bàyyi ñu ak suñu ay problème ñun ñooy xëy di ndóol ñun ñooy xëy suñuy yaay suñuy bàjjan ak suñuy tante ak suñuy yaay naan ñu amuñu dépense ñu jël li ñu am di ko bokk ak ñoom di gën a ndóol waruñu koo nangu ndax Macky Sall gënuñu ndey gënuñu bàyyi ëpp ñu xam-xam ëpp ñu xel yàlla jox na ko réew mi na ko teg ci yoon fi mu ko war a tegu ko fi nañ ko dàq ñu ngi nii 2019 nañ ko dàq seet keneen jarul ay non Sénégal benn mandat la ñu war di jox léegi président yi pour nit ñi xam. parce que des fois nit ne waaw yow da nga am ku lay fay wala da nga am koo ne ku nekk sa ginnaaw non ñëpp a ci yam président beneen bii ñëw sax dañ ko jox benn mandat bu ñu xoolee ba ca fin mandat ba gis ne jubal na ñu may ko 2e mandat bu ko defut moom it ñu dàq ko man loolu laa wax. maa ngi leen di ñaan yéen ñii di partager message yi partager leen ko ngir message boobu nit ñi dégg ko nit ñi xam ne waxuñu rek parce que dañ fee bëgg a jëlee Macky Sall kut ko kut déedéet dañoo bëgg a yar président yi ci Sénégal dañ leen a war a yar ni ñu leen di yaree mooy benn mandat lañ leen di jox buñ la joxee benn mandat bu ñu demee ba gis na def nga 4 ans gis na teg nga réew mi ci aw yoon ñu dolli la beneen mandat boo ko tegul ci yoon ñu dàq la indi sa morom c'est ça c'est tout c'est très simple message bi loolu la ñëpp loolu lañ war a comprendre duwul ne nit ki nañ ko fi bàyyi rek kut ko kut parce que mënul yàq réew mi pendant 7 ans ngi ni jël alali Sénégal bokk ak njabootam ak fameem ay jarbaatam ay nijaayam ay doomam jël pétrole Sénégal bi ressource bi jox ko français yi delloo ñu buum jaam indi fi entreprise étrangère yi ñu dellu si waat moomaat sunu koom-koom ba yoratuñu dara ànd ak fameem ak yi njabootam def lu leen neex ci réew mi ak arrogance paccoo alali Sénégal ba noppi nit ñi naan jox leen ko 2e mandat fan la mérité 2e mandat mérité wu ko mérité wul 2e mandat
Macky Sall ne mérite pas un deuxième mandat point barre. mérité wu ko nag jërul ñuy ragal dàq ko nañ ko dàq indi keneen kooko bu jubalul ñu dàq kooko tamit indi keneen ba baa Sénégal di am ki baax. kenn mënta xam ki baax kenn mënu koo xamaa kenn mënta xam juger Idrissa Seck kenn mënta juger Ousmane Sonko kenn mënta juger Balde kenn mënta juger Cheikh Bamba Dièye kenn mënta juger Pape Diop kenn mënta juger gaa ñi nekk fi prétendant yi mënu leen a juger tant que yoruñu réew mi. kon kenn xamut ci baax ndax Macky Sall bi ñu koy jox réew mi xamuñu woon ne nii lay mel ginnaaw mel na nii nag nañ ko fi jëlee indi keneen bu keneen kii ñëw melee noonu ñu dàq moom it indi keneen buñ ko defee au bout de 3 mandats 4 mandats dinañ am président boo xam ne dina xam ne ah man kat naa jubal ndax su ma jubalut benn mandat laa def ñu dàq ma te dinañ ma auditer su ma sàccee alali réew mi ñu dugg denc ma ci kaso bi loolu rek la. benn mandat juróomi at lañ lay jox soo tegee réew mi ci yoon jox indépendance justice procureur de la république ak procureur général moom seen bopp li nga xamante ni mooy suñu ressource naturelle ñu renégocier ko teg ko ci aw yoon am politique éducative bu baax politique sanitaire agriculture li ñu ci war a def nga def ko ci infrastructure ñu ne ah sawaay mii kat vraiment teg na ci yoon yi kon nañ ko bàyyi jox ko deuxième mandat mu yeggale soo yeggalee am ndam soo ko defut ñu dàq la kenn gënu fi kenn gënuñu nit ñi gars yi di prétendant nii am nañ xaalis rek am caution bu ñu joxe mais gënuñu nit ñi ëpp ñu xel ëpp ñu xam-xam benn mandat lañ leen war a jox Macky Sall benn mandat doy na wax fa dëgg yàlla doy na sëkk li fi am ci ay ñombe Pape Alé Niang di ko wax dee leen déglu Pape Alé Niang dee leen déglu dee leen déglu Baba Aïdara dee leen déglu dañuy wax dëgg di leen déglu leeral askan wi bu Rufisque di leen déglu parce que njombe yi ni sàcc alali Sénégal gi ñoom it ñu ngi ciy amee information di ko wax di ko leeral di leen déglu ndax information yu leer la ñuy joxe ndax li ñuy joxe su leerul woon gars yi jël lañ leen denc leen ci kaso bu yàgg Pape Alé Niang li muy wax su leerul woon gars yi denc nañ ko ci kaso bi Omar Gueye leeral askan wi li muy wax bu leerul woon gars yi denc nañ ko ci kaso bi Baba Aïdara même chose déglu leen ñi ngi am ay information yu leer ci gaañ yi ni ñuy sàcce alalu Sénégal loolu nag dañ ko def rek ngir won leen ko ngir ngeen xam ne ñii leen jiite matuñu njiit wàcce leen Macky Sall na wàcc waaw vraiment laal lii laa ñëwoon tey pour bëgg ko waxtaan ak yéen di leen sant yéen ñëpp di leen gërëm di gërëm ma sœur Bintou Sène Fallou Silla di gërëm ñëpp di wax ne jot na Macky Sall ñu wàcce ko ci réewu Sénégal amul dara benn apport boo xamante ne fi ñu toll ni fitiiru Sénégal mën nga xool ne dans 20 ans dans 15 ans fii la Sénégal jëm lu dul ay nit ñoo xam ne ay ministre ay jeunes yoo xamante ne bi ñoo ngi ko wër seen intérêt personnel la ñuy ut mu jox leen alali Sénégal ñuy kasaree di wër di noos te ngeen xam ne marché public yi na ngeen xam ni muy demee marché public yi ci paradis fiscaux yi maanaam yeneen banque yu nekk bitim réew fa la ñuy denc xaalis bi waaw yeneen banque yu nekk bitim réew foofa la ñuy jël par exemple bu ñu waxee ak benn li tax ñuy jox entreprise étrangères yi marché yi laa leen bëgg a leeral entreprise étrangères yi ñi nga xam ne ay marocain wala français wala turc wala ay ñooñu li tax ñu leen di jox marché yi dañ leen koy jox parce que dañuy bëgg commission yi ñu leen di jox après ñu leen koy verser ci banque yi nekk bitim réew duñu leen ko jox fii parce que suñu joxee marché bi entreprise sénégalaise bu yàggee dina feeñ loolu moo tax marché yi ñu koy jox tubaab yi ñu koy jox étranger yi ngir bëgg commission yi rétro commission yooyu ñu leen koy dencal ci banque yi bitim réew bu ko defee ñoom ñu ne coppet jël avion dem régler seeni affaire ñëwaat toog ne nem parce que xaalis ba mi ñu leen di dencal ci banque yooyu ci bitim réew parce que paradis fiscaux yi banque yi ay code la ki numéro du nekk ci tur donc neex naa defee triant paradis fiscaux yi maanaam ay Panama ay Andorre ay Honduras ay Liechtenstein paradis fiscaux yooyu numéro compte bancaire du nekk tur du amul ay turu Assane Sylla ak turu Macky Sall ay numéro la 1 2 3 50 100 nan yooyu la boo yoree sa numéro nag bu la neexee nga tukki dem bitim réew entreprise bi nga joxoon marché bi fii ci Sénégal viréel na la pot de vin ca paradis fiscaux booba nga wàcc ca réew mooma tibb ca xaalis ba def say achat ñëw blanchir ko ci réew mi nii la ñu nekke na ngeen ko xam ñii nag nañ leen fi jële lillaahi wa rasuli yéen ñii di seetaan di suivre di partager message yi kenn ku ci nekk na xam ne farata la pour Macky Sall jóge ci réew mi farata la pour ñu indi keneen parce que mooy mën a tax sénégalais yi yeewu
jële gi ñu ko fi war a jële jox ko benn mandat mooy war a tax sénégalais yi yeewu xam ne réew mi ku ko yor da ngaa war a jaamu askan wi mais askan wi warulaa jaamu. te bu ngeen xoolee Macky Sall c'est au contraire askan wi ñoo koy jaamu c'est comme si moom mooy yàlla alors que moom moo waroon a wëlbatiku di raam ci askanu Sénégal di leen delloo njukkal ndax ñoo ko teg fi ñu ko teg Macky Sall askanu Sénégal deseelatu ko dara kon waru leen toroxal ndax li mu doon tey askanu Sénégal ak ko def milliards yi mu yor tey kër yu mu mën a yor Austin 38 pick-up yu mu mën a amee 8 milliards yu mu mën a amee askanu Sénégal ñoo ko jox kon war na leen delloo njukkal mais waru leen a faye di leen dóor di yebal ay policiers ñuy rey nit ñi di leen toroxal jël seeni ressources jox ko nasaraan si jël ay mbokkam ak frère am séddoo alalu Sénégal te kenn mënut a wax ku ko wax mu tëj ci kaso bi jël doomi jàmbur yi di denc ci kaso bi bàyyi ay doomam. Mame Mbaye Niang warut a taxaw ñaari seconde ci gouvernement Sénégal lu ko neex nag lay def na xam ne moom it bisam a ngi ñëw Macky Sall lu ko neex lay def mais na xam ne moom it bisam mi ngi ñëw te dinañ ko àtte fii ci Sénégal man maa leen ko wax Macky Sall laa wax dinañ ko àtte fii ci Sénégal bisam a ngi ñëw dinañ ko àtte ci Sénégal waaw ndax dinañ ko fay borom de ndax doomi jàmbur yi mu denc ci kaso bi gënu leen ndey gënu leen bàyyi nag gënu leen a gore doomi jàmbur yi muy toroxal ay Barthélemy Diaz ay ñi muy toroxal ay Khalifa Sall ay Karim Wade ak ñeneen ñi sunu genre gi ku ci wax buñ la mënee taxal dara jàpp la tëj ci kaso bi Assane Diouf mais ñu jàpp di ko toroxal mais na xam ne bisam moom it mi ngi ñëw de te danañ ko fay borom danañ ko fay ba wis ko kon nag mbokku Sénégal fii lay yemale wax ji di leen jox rendez-vous incha allah ba fan yi di ñaanal ñëpp tawféex ak taysiir di leen ñaanal jàmm ak salaam yéen ñii di ñu suivre yéen ñëpp kenn ku ci nekk yàlla na la yàlla defal tawféex defal la jàmm defal la xéewal fi nga nekk yàlla na la yàlla yokk ba nga yëg ko yàlla na yàlla yokk Sénégal yàlla na nu yàlla defal ndam yàlla na nu yàlla jëleel fii Macky Sall ci teey ak bakkan yàlla na nu yàlla jëleel fii Macky Sall ci teey ak bakkan yàlla na ñu suñu borom yokk defal ñu tawféex waaw yàlla na ñu yàlla defal ndam ci Sénégal yàlla na yàlla delloo si waat jàmm yàlla na yàlla delloo si waat ñu président boo xamante ne bii fas naa yéene liggéeyal Sénégal ci njub ci dëgg ak ci lu baax ngir Sénégal mën a avancer avancement Sénégal la ñuy wër waaw avancement Sénégal la ñu bëgg yéen ñëpp yàlla na leen yàlla defal tawféex kenn ku ci nekk fi nga nekk nii fekk naa la fa nii yàlla na la yàlla may ndam ci li nga nekk loo fa bëgg ak li ngay dund ak li ngay liggéey ak li ngay aspirer ak li ngay projeté ko yàlla na la ko yàlla defal yéen ñëpp kenn ku ci nekk wallahi lazim yéene naa la ko sama xol yéene na la ko sama xol yéene na yéen ñëpp Sénégal ñëpp jàmm bëggal naa ñëpp Macky Sall sax yéene naa ko jàmm dafa yorut Sénégal nag ci dëgg Macky Sall yéene naa ko jàmm de mais yorut Sénégal ci dëgg ci naa féq la ko yor ak mbokkam ñuy triandé àll Sénégal di ko lekk loolu la du la neen waaw ñoo ngi leen di jégalu bu baax di leen jox rendez-vous incha allah ba fan yi di leen wax one love yéen ñëpp bëgg na leen yéen ñi dugg si ñëpp Jimmy waaw Amady Niang waaw Freedom ñu ngi lay bëggee waaw di bëggee Ada Fall di bëggee Sidia Talawaaj Baye Mbaye Thiam Labron Seck Aliou vraiment ñu ngi leen di bëggee Titi Camara Aliou Diaw di bëggee waa MPS yëpp jëf ak njariñ waaw indépendance dafa baax nit ki na nga moom sa bopp ñaanal yàlla ku yeewu ku ne na nga ñaan yàlla moom sa bopp mooy mën a tax looy wax nga wax ko ak fierté looy wax nga mën ko wax ak dignité looy wax nga mën ko wax ak sant yàlla ñun amuñu kenn ku nu ragal yaakaaruñ Macky Sall yaakaaruñ mbokki Macky Sall yaakaaruñ seen ñaar dërëm yaakaaruma man Macky Sall yaakaaruma mbokk Macky Sall yaakaaruma ñaar dërëm ñi mu àndal ak ñoom ñëpp laa ci yemale fii ci njaareem ñi ngi fii ñaar dërëm defuñu ko fi ba pare nekk fii di wër di taxawaal di gundaandaat benn projet bu baax ci njaareem mi ngi nii defuñu ko fi responsable mi ñu ngi fi di wëndeelu Birima Mangara bërki démb lañ ko xam man nekk naa njaareem fii investir fi samay millions jël fi ay doomi njaareem ñu fi liggéey te xawma Birima Mangara ñu naan ministre du budget la Birima Mangara bërki démb mi ngi fi bu dëkkoon Diourbel ñaata at a ngi nii mu nekk un haut cadre ci Sénégal ñaat dërëm defu ko Diourbel ñu ni parachuté Birima Mangara parce que c'est un ministre on s'en fout ñun ñi ngi investir ci sunu dëkk ci njaareem gi ay millions laa leen wax jël ay doomi njaareem ñu fi liggéey te kenn xamul Birima Mangara kenn mësu koo gis kenn mësu ta gis yeneen gars yi ñuy tuddal fii man xawma leen sax man da ngay toog rek dégg benn waaye mu ñëw rangal ay kaar ñu naan doomi njaareem ji muy wëndeelu di maye xaalis te depuis 20 ans ngi ni yow gisoo ko ci dëkk bi créé fi benn usine
amul benn responsable Macky Sall fii ci Njaareem ku fi créé benn usine bu créé emploi maa leen ko wax. dem leen ci yeneen régions yi tamit ngeen xooli ko benn responsable Macky Sall bu créé benn usine wala loo xam ne sax mi ngi créé emploi doomi dëkk ba di fa liggéey déedéet milliards yi rek lañ bëgg di yor di noos di gundaandaat di noos di wëndeelu di maye xaalis loolu nag dafa doy ñu arrêté ko mbokk yi. lii rek la ñoo ngi leen di bëggee yéen ñëpp waaw Viviane ñu ngi leen di bëggee Lamine Cissé waaw ñu ngi leen di ziar bu baax di leen jox rendez-vous ba fan yi incha allah. yal na nu yàlla defal tawféex yal na nu yàlla defal ndam yal na nu yàlla may jàmm waaw jaageen jëf one love jaajëf bëgg nañ leen waaw capitaine Dieye bëgg naa la waaw fàttewuma la capitaine Dieye bu leen ko fàtte waaw mi ngi ci biir waaw ñu ngi lay bëggee ci sa courage ci sa jom waaw ñu ngi lay bëggee Thierno Alassane Sall ñu ngi lay bëggee ci sa courage ci sa jom waaw gars yi vraiment le juge dem ñu ngi lay bëggee ci sa courage ci sa jom yeneen commissaires yi fonctionnaires yi nga xam ne gis nañ ay njombe ci Sénégal ñu démissionné génn ñu ngi leen di bëggee ñoom tamit waaw ndax xam nañ ne am nañ jom duñ ay transhumant duñ ay xaraki bëy transhumant yi nga xam ne ñoo topp Macky Sall doon ay xaraki bëy mel ni di ay ñoo xamante ne bi ay nag sax ñoo leen gën lekk xaalisu Sénégal rek moo leen tax a jóg dem di transhumé ji di xas sa fi nga nekkoon duñ ay modèle nañ leen fi jële xàmmee leen transhumant yi ñoom ñëpp ay xar lañoo ki bëy ak i mbaam xàmmee leen transhumants yi c'est des prostituées politiques tous les transhumants ce sont des prostituées politiques xàmmee leen ci Sénégal gis ngeen leen ñii fi nekk tey di sambay mbayaanal Macky Sall moo xam griot yi moo xam musiciens yi moo xam waykat yi moo xam ñi nga xamante ne bi ay chef ay kilifa diine lañ def seen bopp moo xam ñi nga xamante ne bi nee nañ nekkoon nañ ci Abdoulaye Wade ñoom ñëpp ay xar ak i bëy ak i mbaam ñoo leen gën xàmmee leen sànni leen seppi leen sànni fi la boole leen ak Macky Sall def ci saako bi dóor ci suuf Macky Sall 2019 dañ ko war a dóor ci suuf loolu mooy slogan bi de waaw loolu rek la jaageen jëf ñu ngi leen di bëggee yéen ñëpp ñu ngi leen di bëggee waaw di leen ziar waaw jaageen jëf one love ba fan yi incha allah ba fan yi jërëjëf